ñetti waxtu asalaamaaleykum li gën a fes ci bopp xibaar yi démb la woon mardi gras mercredi tey jii la catholique yi di koor Abbé Louis Gomis daal dana dellu soit ak ñun ci wàllu boobee ci diine na moo ci amee solo Saint-Louis poussière bi ak itam ngelaw li mu àndal daanaka sabab na kaaraange amul ci géej gi ba tax na ku nekk jël nga sa matuwaay ñu bëri ci nappkat yi xemmeemteef gi ñu am mooy respecter recommandation yi bàyyeeko ci météo Babacar Niang dana ci dellu soit ak ñun noonu itam la impacté woo ci diwaanu Fouta poussière bi bari na fa lool loolu itam Mamadou Petit Ba moo ci dellu soit leeral ñu ci conséquences yi nga xam def na ko tuuti ci wàllu koom-koom ndax jaaykat yi seen déplacement wàññeeku xibaaru tàggat yaram des na ci ànd ak Baye Ma Anta Mbuub yéene kaay El Hadji Ahmed Aïdara. Voici Trafic News. salaamaaleykum waa Trafic. Aleykum salaam Hadj Mansour. situation tali bi Aba. Voilà, de dikk ba rond-point bu fekkee rond-point bu Siffle c'est saturé en ce moment vous allez perdre beaucoup de temps ci les trajets ensuite bu fekkee rek da ngeen ko dépassé bëgg a utali buntu Pikine foofu la tax koo métti lool ñu ko dooree woon sur la route des Niayes dooree ko du côté de Yeumbeul foofu la aussi des ralentissements ci centre Jacques Chirac foofu mënatul ne échanger pareegul tax ba mënu leen fa jaaree jël national bi yéen a ngi jubal utali Icotaf ak tali bu ak yooyu yëpp da ngay teggi tànk su ko defee soo na amee accès ci tribunal bu Pikine rek am nga choix bu fekkee da ngeen namm jaaree Guédiawaye Canada ngeen koy jaaree jël ak bu jëli croisement bekk utali rond-point bu Case bi wala bokk ngeen jël deux fois au technopole bi ak ngeen ni nga xam ne route nationale bi rond-point boobule des complications sont à noter ndax oto yi bàyyi ko Pikine ak oto yi bàyyi ko du côté de Serrage ak Mansour. ci kanam ma lambat leen. Zik FM. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu doore xibaar yi ak itam suñu mbokki catholique yi seen koor àllarbay tey jii loolee mooy li tax Babacar Niang laaj Abbé Louis Gomis doon kilifa ci diine chrétienne solos ak importance su koor googee ak li ko jiitu di mardi gras lan lay tekki ci diine jë li la tontu. bisu tey mooy bisu mardi gras bisu bi ñuy xumbal la kontaan lool di békk ndax te dañuy waaja tàmbali ëllëg jamono gu am solo lool di jamono koor dinañu ko dund ñeenti fukki fan ci di woor di séddoo waaye rawatina di ñaan yàlla daf ñu jox yebleyam yi waaye itam di xaar ci ñun ñu mëttali waru garam looloo tax jamono koor gi le nekk jamono gi nga xam ne dinañu gën a royaat kàddu yàlla royaat itam ñaan yàlla waaye itam jaarale ko ci sacrement yi ñu yàlla may rawatina sacrement bi ñuy baal sunuy baakaar ñaawteef yi ñu def sunu morom yi nga xam ne méngoowul ak li yàlla sant loolu lépp dinañu ko dund ndax ñu mën a neex yàlla te bokk ci gaañu sellaña mu nekk Abbé Louis Gomis foofee ci diwaanu Saint-Louis la ñuy des ak pënd beek ngelaw li jaxasoog mbooya mi ba tax na dund gi yombul lool déplacement yi itam yombul nappkat yi sax dañoo jël décision ni dañuy respecter recommandation météo bañ a dem ci géej gi ndax lu nekk lañ ci mën a fekk ni ki itam ci jiiri ji taxul déplacement yi yomb ak activités yi continuer ci na mu jaadoo reportage yu Babacar Niang. démb ba tey nag askan wi ñu ngi dund jaww ju doy waar fépp nag ci biir dëkk bi fii ci Ndar tamit ñu nemmeeku ngelaw bu fort ànd ak poussière bu xonq indi sax ay jafe-jafe ci dem beeg dikk bi ci kaw tali bi waaye tamit ci géej gi Moustapha Diop ak Pape Alioune Gueye ay nappkat la ñu dëkk ca Gendar. waaw poussière bi boo gisee mu demee nii dana wàññi liggéey bi dana wàññi dem géej ba pare en plus jën du am ni mu war a amee poussière bi moom dafa nekk loo xamante ni lu suñu borom indi la nag yàlla moo xam tax mu def waaye buñ dee wax ci li nit di wax ak digganteem ak doomu aadama gàllankoor la ci liggéeyu pêche ndax wax dëgg yàlla arrangé wul benn mool su fekkoon nit moom mooy taamul boppam kon poussière dañ naan saa bum waaw du am daal waaye nag gannaaw lu yàlla def la dañuy ñaan mu jeex ak jàmm su jeex ak jàmm itam ñu reprendre delluwaat suñu ay liggéey daal noonu daal la. tey nag ñëpp di dund jafe-jafe bi ñoom sax ñuy def nag ay ñaan waaye tamit ay digle jëm ci nappkat yi nga xam ne ñoo nekk ci biir géej jamono ji tey ji tang bi Mobistar bi fii ba Nouakchott la romb na Dakar dem fu ne ñi mu fekk ci géej gi noo ngi leen di ñaanal ñu ñëw ak jàmm ñi nga xam ne yëg nañu ko ba toog noo ngi leen di sant waaw nag ñun ñi nga xamante ni ñu nooy waa Langue de Barbarie di Gendarien ñun duñu dugg ci géej gi sans filet de sauvetage te bu ñëwee fekk nu ci kaw nu dégg nu annoncé lii bu soobee yàlla daanu toog ndax xubbi ko bala ngaa lakkale bakkan moo gën lu ne. mu nekk situation bu metti nag boo xam ni tamit ñii di responsable yu nekk service météo waaye tamit autorité administrative yi nekk ci dëkk bi ñoom sax jël nañ ci sax ay matuwaay di aar waaye tamit di yokk kaaraange ngir rek nappkat yi mën a mucc ci jafe-jafe yooyu nga xam ne moom la ñuy dund jamono ji ci biir géej fii ci Ndar Babacar Niang pour Zik FM.
Babacar Niang ngelaw li ak mbooy mi na mu mel ci Saint-Louis mel ko ci Dakar la mel itam fële ci diiwaanu Matam nga xam ni activité yu bëri dafa taxaw wante itam ñi am yenn xeeti wopp yi ñu ñaan leen te dànkaafu leen seeni déplacement néew misaalu asma ak yooyale ñu fekki ci Matam Mamadou Petit Ba. askan wi di yeewu si diwaanu Matam lu métti la ñuy dund ñaari fan yi ñuy weesu li ko waral mooy poussière bu xonk cuur bu jógee booru Mauritanie moo këpp seen kaw Modou Gueye di ab jaaykatu fëgg jaay fi ci marché bu Ourossogui xamal nañu ne askan wi xaw naa jaaxle. ba ngelaw bi depuis démb ba léegi xanaa métti trop sax dëgg yàlla métti na trop parce que gisoo même client yi sax gisoo leen duñ génn parce que amuñu li leen indi pour ngelaw parce que kenn ñi mul dox si ngelaw bi daal loolu ngelaw moom li si mag ñi wax yàlla en général neen balaa wala ay kenn xamul loolu moo tax daal ñu bëri dañ koy ragal daal dama mujj sax wut masque di ko takk ko nii daal vraiment parce que ndax métti même sama booy dama leen wutal ñoom ñëpp masque. Moussa Kassé si benn café la ñu dajeek moom si Carrefour bu Ourossogui moom itam li ko xaw a jaaxal mooy chauffeur taxi Jakarta yi. surtout ñuy dawal Jakarta parce que ñoom ñu ngi ci posé ci air bi parce que bu ñuy dawal parce que ngelaw bi day dugg seen noppi yi seen ci gémmiñ fu ne parce que dama leen di conseil ñu jënd masque loolu moo leen war parce que fagaru moo gën faj. bulletin météorologique bi ñu jot nag xamal nañu ne risque bu rëy am na si lu ñeel wér-gi-yaram askan wi rawatina si ñi nga xamante ni dañoo am feebar respiratoire lu ci mel ne bronchite ak asthme waaye itam si lu ñeel xale yu ndaw yi ak màgget yi Petit Ba Matam Zik FM. maa ngi lay jaajëfal Petit Ba ñu wax ci leneen ci wàllu koom-koomu Sénégal ak fi mu toll xëy na ñu ngi damoo croissance su 7% ci atum 2021 waaye du loole mooy jëmmal tey wane koom-koom gi nga xam ni Sénégal war na ko am ngir génn ci ndóol ndax bu ñuy xëyma woon na mu yokkoo ak fi mu toll ci ndóol gi dominé na ndax li mu gàddu ci ay bor moom réew mi daanaka lijjanti ko du doon lu yomb lool safaanu wala jaan ju laxasu ci baatam nañ teewlu explication kii xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom-koom di docteur Mounirou Ndiaye. FMI waxoon nañu ne ñun dañoo tàppale ci wàllu bor parce que bi ñuy déclaré suñu bor dañoo déclaré rek bor bi nga xam ne mooy boru nguur gi maanaam gouvernement bi am na bor yoo xam ne ay kuréel yuy liggéey ci wàllu nguur gi ñoo ko daan am tey jii boo xoolee boru Sénégal lu na ci juróom-ñetti junni milliards lu topp mais bor boobu boolewuñ ci boru entreprise bu mel na Sénélec wala bu mel na SAR nga xam ne day leb buñ ko ci boolee FMI nee na leen bu ko ci boolee yéen seen bor dafa jéggi dayoo tey jii boo ko ci boolee bor bi day dem ba nekk plus de 9115 milliards moo tax FMI bi ñu xoolee ne bu ñu àggee 9535 milliards dina indi surendettement dañ nañu ren mënu leen a weesu 449 milliards moom mooy 9535 milliards yooyu boo ci génnee 9100 milliards yi nga xamante ne bi moom lañ am ci bor. muy docteur Mounirou Ndiaye safaanumul ak Maysa Babou mi xam-xaw màcc jëm ci wàllu koom-koom moom itam la mu jàpp mooy bu weesoo yooyee bor ak itam croissance ba ñuy waxte feeñun ci ni réew miy doxee li koy jëmmal mooy état bi amul kàntanu dooleel entreprise nationale yi nga xam ne tey bu ñu lompoñee dafay répercuté wu ci lompoñ teg koom-koomu réew mi ndax doomi réew maa ci doon liggéey xëy na yeneen xibaar ngeen dégg ko. lu mooy loolu la ñuy wax itam ci société africaine de raffinage nga xam ni mu ngi ci zone de turbulence jamono ji tembe ginnaaw bi seen PCA di Khadim Ba démissionné kër gay jànkuwanteel ay jafe-jafe yu doy waar fi nekk nii yoo xam ni daanaka deadline bi ci 40 jours rek la yam réserve bi nga xam ni moom la SAR am bu ci solution gaawul jib ak la koy jubbanti toll ci 40 milliards daanaka mënees na am ay jafe-jafe ay pénurie ci wàllu carburant ak yu mel noonu waaye lees ci mën a dégg mooy ŋàbbin wa taq na taqaay boo xam ni faaw ñu audité ko te itam jubbanti wa doxalin ba njiital mouvement leeral askan wi Omar Faye alerté na te loolee lay sàkk ñu teewluy kàddoom. dégg nañu nouvelle bi ñu ne Khadim Ba bi nga xamante ni moo yor 34% des actions yi nekk SAR démissionné na du conseil d'administration. Sénégalais yi duñ ko nangu Khadim Ba du démissionné dafay yomb ñii di démissionné mooy ñi nga xam ne dañ fa nekk te seen bopp te kese tax leen a jóg fu mu toll nii nag ni ñu toll nii xeex la boo xamante ni ne dinañ ko xeex ba mu jeex tàkk ndax ko xamante ni ne c'est un jeune investir di mobiliser ay xaalis yu bëri pour rek l'économie de son pays ñu bëgg xëy bëgg faagaagal kooku ça ne passera pas d'abord lu mu jar nag ci xeex dinañ ko xeex ña fa nekk te amuñu benn njariñ ñooñu ñoo fa war a jógee maintenant fii nekk étranger moo gën nekk fi Sénégalais di liggéey boo nekkee Sénégalais di liggéey di def lu ne pour sa réew yow la ñuy xaagagal maintenant mu am ay kilifa yoo xamante ne ñu nekk si biir di jéem a def lu ne pour déstabiliser dama ne loolu du jàll parce que am na ñoo xamante ni li ñu lépp lu ñu bëgg mooy Khadim Ba dem mooy SAR suux. kon xëy na ay nit ci ginnaaw di ko xeex ba mënatu koo supporter mu dem waaye duñu ko nangu ña fa tekkiwul dara nañ dem balaa SAR di suux kàddu yi càkkuti fu Omar Faye. Mansour Faye moom mooy ministre bi yor lu jëm ci wàllu développement communautaire ak équité sociale ak territoriale daa amaloon démb tukkib nemmeeku ci nee nañu réalisation yi nga xam ni mooy phase 1 bu Promoville foofee ci diwaanu Mbour
nga xam ni nee nañu li des mooy def lancement wu phase 2 bi loolee ñu ni état bi moo ko financé ak BAD muy Banque africaine de développement bu ñu seetee nañu li ci dem toll na ci 2 milliards yu tofus lëf fan la yu fi toll nañ ci déglu Mansour Faye. visite bi nga xam ne moo ñu fi ni tey am ñaari objectif la bu njëkk bi maanaam visiter chantier yi nga xam ni pare na te ñu def ko ci la phase 1 mooy chantier yi nga xam ni état du Sénégal ak la Banque africaine de développement ñoo ko financé sur 2 milliards 500 mu ngi porté à peu près ci toll ci juróom-ñaari kilomètres gis nañu chantier yooyu maanaam coppite bu mu indi ci biir Mbour. deuxième point visite bi mooy maanaam lancement travaux yi nga xam ne ñu ngi koy soog a def mu concerner la phase 2 de Promoville mu nekk phase bi nga xam ni c'est la Banque islamique de développement la BID ak état du Sénégal ñoo ko def pour un financement à peu près de 6 milliards war a def lu toll environ 9 kilomètres de route dana am éclairage dana am assainissement te dana tax ba nga xam ne Mbour maanaam embouteillage bi dana wàññeeku parce que lu ci ëpp ay voies de contournement la Promoville day continuer semaine bi dee passé rek dem nañ fi lu ñuy wax fu ñuy wax Badaya au niveau de Soudan wuti woon fa ay koppar yoo xam ni maanaam Promoville dana ci am lu toll 30 milliards programme yi nga xam ne président Macky Sall lal na ko ci wàllum plan Sénégal émergent dafa nekk programme yoo xam ni dañ indi saafara ci mbébut askan bi. Badoya kon la ñu wuti ji woon xaalis ci Soudan nu ñu mën a fexee ba protéger liggéeykat yi ak seen i ay droits surtout ñu nekk ay migrants ak seen i ay njaboot ñu mën a ñibbisi fii en tout cas am na benn bisu xalaat ak ay enquêtes yoo xam ne CNTS mën nañu ko lëkkaloo ci ak bureau international du travail ci benn atelier multi acteur fële ca Saly Portudal nga xam ni ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer bi lay doon. bari nañu ci participer waaye lu ñu bëgg mooy état bi faaw mu rectifier faaw mu ratifier yenn ci ay convention ci accord coopération yu signé na ko loolee dana doon luy mën a protéger liggéeykat bi mu mën a ñibbisiwaat fii ci dëkkam Papa Dieye fekk woon na ndaje ma. ñëpp xam nañ ni liggéey bitim réew yombul te dafa laaj nag réew yi jàppale seen i émigré ba dëkk yi ñuy dem mën leen a jox seen àq ak seen i yelleef ci wàllu liggéey bi. Christian Assogba mooy directeur cabinet secrétaire d'État bi ñu dénk Sénégal de l'extérieur. loolu nag mu nekk loo xam ne moom la CNTS ak bureau international du travail fas yéene réfléchir ci loolu pour xool daal naka la Sénégal mën a doolalee ay migrants am ay doomam yi nga xam ne ñu ngi bitim réew te di fa liggéey ngir ñu mën fa liggéeyee ci ay anam yu leer ay anam yu wóor mais aussi pour seeni conditions vraiment nekk ay conditions yu baax. waaye nag li ci ëpp nag émigré yi jotuñu seen ak seen yelleef ci bitim réew. convention internationale dinaan liggéeykat bi ak koo mënta doon ak foo mën soqe ko ak foo mënta nekk waruñ ko seet li ñu war a xool rek mooy sa statut liggéeykat or li ñu gis suñu mbokk bitim réew seen droit yooyu dañ leen koy xañ muy wàllu paj muy wàllu à la traite muy wàllu liggéey ak yeneen ak yeneen. am na ci nag ak yelleef yoo xam ne nag accord de coopération diggante réew yi moo ko mën a joxe. yaakaar ni atelier bi ci conclusion am dana interpeller encore gouvernement bi pour mu mën a ratifier ay convention ak yenn réew yi. suñu réew war naa signer convention 97 143 190. Pape Dieye Saly Zik FM. Papa Dieye maa ngi lay jaajëfal leneen ci wàllu xibaar ñu wax ci benn ndaje boo xamante ni bii waa office national de la formation professionnelle ñu ko amal ak centre national d'assistance de formation pour la femme lañ ci jublu rek mooy xaatim benn convention boo xam ni dañu bëgg accompagner jigéen ñi ci ñu daal di am lay tàggatu wante itam mën a am ay lijaasa yi jëmmal seen i activité yu wuute yu mën nañ cee nekk ngir kat am lu ñu mënal seen bopp bu ñu seetee tàggat nañu lu toll ci 5 junni jigéen leeral yi ak Alassane Balde. ci xaatim bi nga xamante ne daan nañ koy amal di convention diggante ONFP ak ñi di waa SENAF ñu jàpp ni lu toll ci 5 junni ci ay jigéen ak ay njegamaar la ñu war a tàggat ci ay secteur d'activité suñu sukkandikoo ci secrétaire général bu ministère de la femme teewee boobu la signature jàpp na lu ni mel day firnde rek jéego yi nga xamante ni autorité ñu ngi koy def jëm nag ci politique autonomisation. toll ci
ñi di gis-gisu directeur ONFP. waaye itam ñu am compétence yoo xam ni moom moo leen di permettre ba li nga xam ni bëgg nañ ko liggéey ci wàllu développement économique dafa nekk ay activités de développement économique yoo xam ni jigéen ñi mën nañ ci yëngu. directrice Sénat bi nag moom rafetlu gunge bile te jàpp nañ dana tax centre bi gën a jublu ci fànn googee. na mën a jox formation boo xam ne formation de qualité lay doon dañu mën a renforcer seen capacité loolu mu ànd ak stratégie innovante yi nga xam ne madame le ministre Salimata Diop Dieng yëkkati na ko ci wàllu financement yi. formation bu ni mel lu ëpp juróom-benn fukk ci ay secteur d'activité ñeel jigéen ñi la nar a ëmb te ci njeexital ba nag daañu leen jox kayit bi wane ni am nañu xarañte ci ku nekk ci fànn gi nga féetee. ñaareelu édition bi su vérification gratuite ci oto yi nga xamante ni bi dañuy aw ci autoroute à péage bi Sénac SA door na ko ngir xool lu jëm ci wàllu pneu jàppale ci ñi yor wata yooyee xëy na jox leen pneu yu bees yoo xamante Tidiane Seck dana ci dellu siwaat ak ñun. ñu dem ci bitim réew ak Algérie annoncé nañu fa démb cas bu jëkk coronavirus que indaale wopp ja Italie la bàyyee ko dugg ci roppalaan waa ci Algérie waaye lu mooy loolee fàttaliku leen ni Afrique moom bi wopp ji door rek léegi benn cas dong lañ fi nemmeekoon kera le 17 février te mu nga amee woon foofee ci Égypte ba léegi kenn yokkuwaatu ci xanaa waa ji jóge Italie aw ci Algérie la ñu nemmeeku mu am wopp joojee nga xamante ni bi saa si tembe ñuy wax ak yéen rey gum na ci àdduna bi 2 junni nit ak juróom-benn téeméer ba mu commencé ak léegi Covid 19 la ko OMS di woowee OMS moomee nga xam ni wax dëgg yàlla wax na ni wopp ji fi nekk tënu ko ndax saa bu xëyee ñami dal di gën a yokk dal na jamono ji tembe juróom-ñetti fukki junni nit muy 80 000 loolee doon loo xamante ni bi nag xaw na doy waar. am na nag ñuy ruumandaat ni am nay chercheurs yu canadiens yoo xam ni découvrir nañu benn vaccin boo xam ni mun naa dànk wopp joojee yal na gaaw tas te nee nañ ci benn plante lañ ko jëlee boo xam ni plante la bu mën a dund fu ne ci àdduna bi xanaa mënees na ko jëmbat fu ne lu mooy loolee daal kilifa italiens yi nga xam ne ñoom wopp jàng fa nee nañu ma ngay gën di yokk ndax tas na ci ay région te itam ña dee ñu ngay yokk itam ndax am na fukk ak benn léegi ñu dee foofee ci Italie waaye nag seen ministre bi nga xam ne yor lu jëm ci wàllu santé daanaka dàq nañu nag la ñu doon wax ak li yenn réew européen di sàkku mooy ñi frontière ak Italie ñu tëj seen i frontière Italie moom noppiwagul ngir tëj benn frontière nag wax dëgg yàlla foofu daal la yëf yi tollagum muy wopp joojee OMS di woowee Covid 19 te mu rey gum 2600 personnes fukki simila ak juróom-ñaar moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Voici Trafic News. Abba naka situation tali bi. Voilà, merci à Mansour. Si vous avez choisi la route des Parcelles Assainies, des ralentissements vous attendent au niveau du rond-point yéen ñi bàyyi ko pour Fadia jaare foofu ñeneen ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko aussi deux voies wu Cambérène bi ko defee aussi foofu la jëm route nationale maanaam jëm rond-point bu Cambérène na lool fekk aussi dañ ko tàllal aussi bu nga hôtel yi fële nga xam moom mooy section bu nekk foofu la Padoa aussi des ralentissements ñoo la fay xaar waaye soo ko tàllalee yéen ñi jëm fële nga xam moom mooy tamit mën na nekk ak quelques ralentissements ndax tali ba xaw a jafe di de Ibrahima Dine wala bokk yooyu yëpp échange ci hôtel avenue Thiandoum mais Mansour. waa kay ci kanam danaa la lambat. Actu Sport. ànd ci ak Baye Ma Anta Mboup salaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. tournoi qualification Tokyo 2020 Sénégal suñu boxeur yi duñu dem de. ah waaw duñu dem de en tout cas daal ñaari ñu ci amoon yaakaar ni ki démb nag lañ leen éliminé muy Khadija Timéra nekk ci 51 kilos ak Karamba Kébé. ñun dañoo mënta box som dañoo amul infrastructure. ah en tout cas daal ñu bëri jàpp ne nag wàccaay gi ci waroon la nag boxeur sénégalais yi deful. loolu moo tax nag ba jafe-jafe yi ñu ci nemmeeku am ci ñenn ci nag ci boxeur yi ñoom tamit jàpp nañ ne anam bu ñuy boxee ci Afrique wute nag bu ñuy boxee foo ñu nekk foofu ci Europe. kon dañoo jiitu ndax xam nga ñu ci jël ñu si bëri c'est des expatriés tugal la ñu nekk. tugal la ñu nekk ñoom daal jàpp nañu ne nag comme ku mel ni Khadija Timéra. waaw démb moom gannaaw ba mu ñàkkee loolu la nag yëkkati. jàpp ne nag boxe tubaab la ñuy def te Afrique moom boxe Afrique la ñuy def. boxe Afrique fu ñu jot dóor tëpp. ci noonu sax dañ ci ànd ak Sadio Abibouka mi nga xam ne moom teewoon na nag boobu les journée foofu ca complexe sportif Dakar Arena bu Diamniadio. la ñu mën a jàpp mooy du benn ci juróomi sénégalais expatriés yu am ndam ci tournoi qualificatif zone Afrique bi leen ñaar ñu mujj ña doon jongante tey ji ñoom ñëpp a ñàkk muy Karamba Kébé ak Khadija Timéra Khadija moomee lam ñu xamal mooy xeetu boxe bi adversaire am indi du li nga xamante ni moom la jàng nee na xaarutoon façon boxe boobee. li ñu war a xam mooy ñaari façon mu boxe ñoo am te gis naa ne fii ñu bëri seen façon boxe mooy ay xeex daal di imposer seen physique te ci ku mel noonu laa tasanteel daf ma imposer physique am man nag ci biir